asalaamaaleykum mbokk abonné TDV maa ngi leen nuyu di nuyu sama mbokk technicien bi di monsieur Diaw di ñëwaat ak yéen comme ni leen ko waxee woon ci suñu émission wérgu yaramu xel di am yaakaar ne émission bi ñuy def ak yéen saa su nekk talaata bu nekk dina leen amal njëriñ te di ci bëgg ngeen ñuy bàyyi ay message ñuy xam seeni xalaat ak seeni remarque ak seeni laajte ñu koy prendre en compte di ko mën a dugal ci biir émission bi pour message bi di gën a mën a jàll ñëpp xam lan mooy wérgu yaramu xel lan mooy psychiatre. déjà mun na ñëw ci mot boobu li nga xam ne moom laa doon muy psychiatre. psychiatre mooy ki nga xam ne dafay faj feebaru xel ci docteur yi médecin yi la bokk ginnaaw bi mu jàngee juróom-ñetti at ci école de médecine ba doon docteur en médecine générale dafa tànn yeneen ñeenti at ne damay jublu sama xam-xam ci wàllu xel lan mooy jafe-jafeem nan laa koy identifier ba mën ko faj saytu ko toppatoo ko faj kooku la ñuy woowee psychiatre mooy médecin spécialiste des troubles mentaux moom moo koy diagnostiquer moo koy prendre en charge di ko traiter loolu mooy psychiatre. donc mbiram mi ginnaaw bi mu jàngee docteur ba pare dafa tànn comme pédiatre bi comme cardiologue bi comme gynécologue bi nee na man sama mbir ci wàllu xel laa koy gën a yaatal gën ko xóotal loolu mooy spécialité mooy psychiatrie. ginnaaw moom mbiram ci wàllu xel lay yëngu ci faj feebaru xel ci faj jafe-jafe xel ci faj trouble mentaux waa lan mooy xel déjà foog ñu ñëw ci question boobu day mel ni lu banal la mais xel lan mooy xel déjà. xel ñu bari dañuy wax naan c'est l'esprit ñii ne ruuxu la ñii ne tudde ko moom bu ñu wax psyché ci la sax psychiatrie jógee psyché différencier ko physique soma mooy yaram yàpp yax deret lépp li nga xam ne moom mooy yaram li nga xam ne moom mooy xam ne nekk ci biir nit ki ba bu génnee ma koy wax ne ñu tuddee ko néew dootu doonati nit damay jàpp ne loolu ci xel la ci ruux bi la nekk moom mooy ànd ak ruux bi buñ koy natt ci xel ba koy détaillé mën nañ wax ne xel ay pàcc la yu bari déjà dañ koy méngale ak bopp dem nañ sax ba tuddee ñu ay fajkatu bopp parce que si xel dafa déparé ci bopp soubassement bi support bi la mooy bopp bi moo taxoon sax ñu bokk spécialité ak neurologie ay jamono benn spécialité la après lañ xaajaloo parce que si domaine yi ñuy yëngu gis nañ ne wuute nañ ñu séparer leen donc ci bopp la démarré déjà su ma lay wax ne xel li ci bokk repère bi ngay am ci temps bi ci espace bi ci bërëb bi nga nekk ci moment bi nga nekk ci taxawaay bi nga nekk loolu conscience boobu orientation boobu ci xel la bokk. le fait que nga nekk en état de conscience maanaam di xoole di gis di xàmmee loolu xel moo la koy may léegi boo gisee xàmmee di nga jàpp li nga xam ne yàgg na di nga jàpp li nga xam ne bees na loolu ci mémoire la ci xel la bokk même bu fekkee support bi am na support neurologique xel dina manifesté wu ci mémoire ci li nga jàpp ba denc ko di ko fàttaliku di ko mën a génne li nga xamoon démb nga mën ko fàttaliku tey loolu ci xel bi la bokk. lii tax mémoire boobu nga mën ko jëfandikoo am na beneen pàcc boo xam ne li ñuy wax vigilance muy état de veille parce que boo nekkee nelawee wala nga nekk ci coma dañ naan wax trop amato vigilance mais bu fekkee yaa ngi nekk en état de veille yaa ngi xoole yaa ngi am vigilance donc yaa ngi mën a capter li xew ci sa ginnaaw ci sa environnement ak ci sa bopp léegi vigilance boobu moo lay permettre nga am attention ci lan maanaam mbir mi émission bii nii docteur Lucar di def bëgg naa ko suivre dama ciy bàyyi xel maanaam damay mobiliser sama pàcc
esprit bi yëpp pour seetaan li pour am ci njëriñ attention boobu noonu précisément ci mbir mi nga mobiliser lépp te dala du la yàqal du la distraire loolu ci attention la ci xel la bokk. ñaar yooyu vigilance ak attention boo ko dajalee nag moo lay jox concentration mooy permettre nga mën a concentrer wu ci mbir bi ba xàmmee ko ba jàpp ko ba am ci njëriñ le plus souvent ñi am trouble de la mémoire dañu am trouble ci yooyu ci vigilance bi ci concentration bi ci attention bi loolu ci xel la bokk. donc ñu ngi gis yan composante la xel am ginnaaw bu ñu paasee loolu yaa ngi am lu ñuy wax humeur ci xel la bokk. léegi humeur mooy ki état d'âme bi nga xam ne mooy tax nga yëg naqar mooy tax nga yëg bànneex mooy tax bu dara xewul doo yëg dara da ngay nekk ci dal boo xam ne lu ñuy wax neutralité la ëttimi humeur bu neutre walla bu normal. léegi nag avec situation de vie yi humeur boobu moom mooy osciller ci naqar ci bànneex ci stabilité. lan la humeur boobu am ba tey ci biir xel la mooy émotion bu neex beeg bu naqari bi mooy sentiment yu agréable yi ak yu désagréable yi yooyu yëpp composante boobu moo lay jox sa humeur bi nga nekk ci jamono jooju nga nekk. léegi ci humeur boobu boo ci jógee di nga am beneen pàcc ci wàllu xel bu ñuy wax perception. perception dama koy tënk ne mooy dafa am ñaar ak 5 sens yi da nga ciy percevoir mooy l'audition l'odorat le goût toucher et la vision. toucher bi dafa am sax sensibilité profonde ak superficielle yooyu yëpp day am répercussion ci xel ci base neurologique la ba day am répercussion day am màndarga la ci xel. am na li may tuddee 6e sens mooy li ngay percevoir ci sa biir xel te du ay idée mu doon ay image walla mu doon ay imagination mooy ay doon ay loo xam ne mi ngi ñëw ci sa biir xel te du doon ay xalaat loolu moom laay faral di wax 6e sens bi foofu lañ koy gën a gisee. loolu benn pàcc la aussi ci xel bi nga xam ne bu perturbé woo xel bi dafay jaxasoo. ginnaaw bu ñu jógee ci yooyu yaa ngi ñëw ci ginnaaw wax nañ mémoire bi orientation bi éveil bi vigilance bi attention bi humeur bi perception bi yaa ngi ñëw ci xalaat yi. loolu yëpp day déterminer xalaat li ma fi jot a tudd xalaat mooy les idées yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci bopp bi. xalaat yooyu situation yooyu ak humeur bi ak émotion yi ak perception bi ñooy déterminer xalaat yooyu. ci xalaat yooyu ci la ragal di nekk walla dal walla action ci lay jógee walla dara. léegi nag ci loolu yëpp dajalee beneen pàcc ñëw ci xel bu ñu tuddee jugement. jugement ginnaaw boo amee ay xalaat ak perception ay humeur ak conscience nga raisonner ci raisonnement aussi ci jugement la bokk nga raisonner pour mën a juger une situation ci capacité boobu aussi dinañ ci nattee xel capacité de juger et de raisonner face à une situation. loolu yëpp day permettre nga am lu ñuy wax capacité intellectuelle mën a def ay opération intellectuelle di def ay calcul yu jaar yoon yu baax yu tegu te doo juum te doo ko forcer di mën a am lu ñuy wax intelligence. loolu yëpp capacité de développement li ma fi tudd yëpp bu ci gën a développé wu moom ngay amee moom mooy joxe intelligence. léegi li ma jot a tudd noonu mooy répercuté wu si lu ñuy wax présentation ak comportement loolu tamit dañ ci nattee xel mooy nit ki bu ñëwee nu mu nekkee ci yaramam ci comportement bi ni mu nekkee ci colkam bu solo ça dépend ci humeur am ça dépend ci perception situation ça dépend ci conscient am ça dépend ci xalaatam ça dépend ci jugement situation bi ça dépend ci opération intellectuelle am pour mu mën a wax ne tey jii nii bésu sedd la tey duma sol damay sol lu diis donc xel moo koy def
loolu tamit mooy répercuté wu ci sa expression visage manière bi ngi manière sa kanam di manière mu normal mu ëpp wala mu yemamaay wala mu neutre ci xel moomu lay jógee mooy tax tamit sa capacité dugganteeg nit ñi ci loolu lay dépendre loolu tamit dañ ciy natt xel sa capacité dugganteeg nit ñi loolu mooy wane ne sa xel bu amee yenn màndarga yi sa capacité dugganteeg nit ñi dina des te sa xalaat yi aussi moom mooy feeñ ci sa discours loolu tamit dinañ ci natt xel ci discours bi ci dégg bi ñuy dégg discours bi wax ji kàddu bi ci leeraayam bi ci yemb bi ci cohérence bi maanaam te loolu li koy véhiculer mooy làmmiñ mooy langage te am na ñetti xeetu langage mooy oral bi ñuy wax ni ak bi ñuy bind ak langage des signes gestuels loolu ci langage la loolu day déterminer effectivement nature xel bi ñu jógee ci loolu motricité sa yëngatuwaay sa toog sa dal say mouvement loolu yëpp ça dépend sa état xel mi te fekk du am benn problème neurologique même dem nañ ba li nga xam ne boole nañ ko ci màndarga xel sa instinct yi noo koy dundee instinct yi ñett la instinct yi ñett la ba ñeent instinct yi nelaw instinct la ci instinct lañ koy defee lekk sëy propreté xataa ci instinct la parce que set ci xel la parce que c'est instinctuel c'est naturel même mala yi bu ñu salté wala bu ñu amee lu leen takk dañ koy fëggatu wala ñu koy mar wala ñu fexe nu mu setee donc loolu yëpp ay màndarga la ci wàllu xel bu ci am problème rek xel mi ngi am problème loolu nag mooy dem ba ñëw ci conduite yi li ñuy wax relation sociale yi sa xel bi ak sa comportement yëpp bu adapté ñu ne am nga relation sociale yu baax maanaam accepté nga valeur sociale yi partagé nga ay valeur ak ay nit ñi yi nga xam ne aaye nañ ko yi nga xam ne nangu nañ ko yi nga xam ne mun nga ko def ak bokk kook nit ñi loolu yëpp entité boobu bu doon toj xel noonu lañ koy tojee donc xel gis ngeen yaatu na fi mën a fëlee bari na te fu nekk mën na am feebar ci yooyu ma lim commencé ko ci xalaat yi ci bopp bi ci humeur yi ba ci comportement bi ak présentation bi fu ci am problème rek da ngay gis ne xel mi commencé na déranger wu nit ki mën na ko yëg wala mu ñàkk ko yëg dina ñëw ci yeneen émission yoo xam ne dina leen tojal xeetu feebar yi nga xam ne moom mooy dal pàcc yooyu ma lay wax ci wàllu xel mi donc loolu laa waxoon ne tey dinañ leen ko tojal ci seen première émission di leen fàttalil ne am ngeen droit commenter wax seen xalaat wax seeni remarque pourquoi pas critiquer d'une manière constructive pour nit ñi ñu gën a mën a améliorer message bi di gën a jàll ngeen ci gën a mën a jot incha allah rabbi donc ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax ne beneen yoon dina ñëw ci beneen pàcc xel dinañ ko annoncé di ngeen gis programme bi après ñu jox leen ko ñu xam képp ku am thème boo bëgg a proposer aussi ñu ngi la ci xaar comme ça ñu gën a mën a améliorer message yi jàll ci chaîne bi incha allah jërëjëf ñu joxante waat rendez-vous ba beneen mardi incha allah ci seen beneen émission wergu yaramu xel donc début la ñu xam mettre les choses au clair pour nit ñi comprendre pour ñu gën a xuus ci débat yi donc laissez vos commentaires, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup.